ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yi ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalal ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy dellu si waat ci arnaqueur yi nekk ci internet bi waxoon nañ leen ni duñu tay ci ñoom tant que ñu ngi wëy di lal ay pexe ngir arnaquer suñu frères ak suñu sœurs yi ñun itam daañu leen topp ngir weer leen pour protéger ñi nga xamante ni tombé guñu ci seeni piège groupe arnaqueur boobu nag ñu ngi tudd Bourse Investing. ñiy connecté wu Facebook souvent dinañ faral di gis seeni publication souvent dañuy sponsoriser seeni post pour mën a toucher benn audience bu large seen site web di boursinvesting.com mais actuellement site bi fonctionné wul ñoom ñoo rendre site bi inaccessible ba kenn mënu cee dugg gannaaw ba ñu arnaqué ñu bari yóbbu ay millions de francs CFA mais ak suñuy pexe fexe nañ ba accéder ci site bi daañu leen ko wan parce que li ñu bëgg ci genre vidéo yi mooy même après bu leen keneen bëggee nax ngeen xam fan ngeen di jaar ci yenn plateforme ngeen di dem pour defal seen bopp seen investigation parce que arnaqueur yi nekk ci internet bi chaque période dañuy indi ay techniques yu bees pour nax doomi aadama yi bu njëkk dañ la daan envoyé ay email naan la gañe nga wala dama lay may benn conteneur ñu ngi Côte d'Ivoire wala Bénin yónnee ma xaalis ngir ma mën koo envoyé port wala dañuy may ay bourse d'études Canada envoyé ci compte bi xaalis pour ay frais de dossier loolu yëpp ay xeetu arnaque la léegi bi gars yi demee ba naandu loolu lépp ñu commencé jaar ci ay groupe Facebook pour dugal ay doomi aadama ci li ñuy woowee pyramide de Ponzi mooy genre QNet yi ak Chance ñu gis ni doomi aadama yi itam ñu ngi commencé waat yeewu ci technique boobu noonu muy pyramide de Ponzi ñu créé site internet ne ay affiliation la ñuy def comme ni ko Crowd woon di defee alors que li ñuy def pyramide de Ponzi la arnaque la parce que booy dugg da ngay verser xaalis ba noppi ñu ne la indil ay doomi aadama pour que nga mën a am looy gagné du affiliation. affiliation mooy nga dem inscrire ci ay sites yu ci mel ni Amazon yi nga xam ne ñoom dañuy jaay ay produits léegi yow en tant qu'affilié da nga leen di jaayal seen produit yooyu à travers des liens léegi képp ku jënd produit Amazon à travers lien d'affiliation bi yow dañuy verser sa compte xaalis mais arnaqueur yu ci mel ni Crowd One ñoom ñoo créer seen bopp ay site internet ne seeni partenaire lañ alors que ñoom ñoo moom site yooyu noonu arnaque déguisée la pyramide de Ponzi la ñuy def mais dañ ko rafetal tuddee ko affiliation alors que ça n'a rien à voir léegi système boobu noonu gars yi commencé war ko nànd ñu ne nag léegi nañu def li ñuy wooyee investissement en bourse mais dañu leeral foofu que ni investissement en bourse du lu bon par exemple boo amee xaalis buy nelaw banque nga koy épargner mën nga xool benn société boo xamante ni dafa coté en bourse nga jënd ay actions loolu investissement la léegi yow da ngay toucher li ñuy wooyee dividende maanaam ay bénéfices selon nombre actions yi nga xamante ni am nga ko ci biir entreprise bi loolu lu légal la mais li problème bi mooy dafa am ay groupe arnaqueur yoo xamante ni ñi ngi ci biir internet bi yi ne ñoom investissement en bourse la ñuy def alors que loolu lépp dara mu ci mooy boursinvesting.com bi ñu nar a waxtaanee tey benn bande arnaqueur la boo xamante ni ils sont bien organisés comme ay professionnels mais du benn organisation bu légal bu leen reconnaître du benn entreprise bu ñu lëkkaloowal jamono gi ñuy wax ak yéen arnaqué nañ ay jeunes yu bari moo xam ay sénégalais ay ivoiriens ay béninois ba pare nag tëj seen site web bi tëj seen page Facebook bi ñu dëkkoon yor numéro WhatsApp bi ñu doon joxe fi mu ne nii doxatul maanaam des centaines de personnes wala des milliers de personnes yi nga xamante ni jotoon nañ dugal seen xaalis fi mu ne nii ñàkk nañ gars yi encaissé nañ ay millions ne mer moo tax ñuy aartu doomi aadama yi parce que am na yeneen page ak yeneen site web yuy def la même chose maanaam utiliser même technique bi ne dañuy proposer li nga xam ne mooy investissement en bourse alors que loolee lépp dara mu ci loolee nag la ñu fas yéene leeral tey. léegi ban approche la Bourse Investing di def pour nax doomi aadama yi ñoom li ñuy def mooy dañ lay gëmloo ni d'abord Covid-19 dafa impacté activité entreprise yu bari léegi nag ñu ne ñoom dañuy lëkkaloo ak yenn këru liggéeyukaay te mën nañ la permettre yow nga jënd ay actions maanaam ay parts ci entreprise yooyu nga xamante ni Covid-19 da leen impacté maanaam yow nga investir en bourse genre tableau yu mel nii lañ lay envoyé ne la boo investir par exemple 50 000 francs d'ici 15 jours mën nga gagné lu toll ci 65 000 francs boo investir 1 500 000 mën nga gagné lu toll ci 2 100 000 francs ci diiru weer. mais li garaaw ci gars yi mooy dañu muus trop dañu am benn stratégie bu efficace boo xam ni boo yeewul da ngay daanu ci piège bi par exemple bu fekkee ne yow ku bees nga boo envoyé 50 000 nga ne da ngay investir 50 000 pendant quelques jours yow da ngay gagné. kii par exemple benn doomi aadama la boo xamante ni daf ñu bind message bu nekkoon ci biir affaire yi mais dañu nëbb ay identifiant am pour préserver li nga xam ne mooy anonymat am moom bi muy soog a dugg da leen envoyé 50 000
après 15 jours gars yi verse ko 84 000 francs ñoom technique bii la ñuy def maanaam booy soog a ñëw nii la ñuy def ak yow. léegi bu ñu la fayee après quelques jours yow da ngay am confiance ci ñoom su ko defee au lieu que nga investir 50 000 yow 100 000 ngay verser wala 400 000 wala sax 1 million 500 pour espérer gagner plus parce que jotoon nga gagner bi nga déposé woon 50 000 foofu nag la danger bi nekk. noonu la boursinvesting.com jaaree ci kaw ñu baree bari ndax gannaaw ba mu fayee les premiers membres maanaam ñi njëkk a ñëw déposer tuuti am lu ñu gagné ñooñu dañoo am confiance versé waat lu ëpp 50 000 ñii versé nañ 100 000 francs ñeneen versé 200 000 wala 700 000 ba 1 million. gars yi nag dajale xaalis boobee yépp suspendre seen numéro WhatsApp bi leen gars yi doon jotee tëj seen site web kenn mënatu leen jot yóbbu ay millions de francs CFA. te nee naa leen li tax genre arnaque yi di dox mooy gars yi dañu professionnel trop dañu am organisation bu mucc ayib. premièrement dañu créer benn site web pour gëmloo nit ñi que ni entreprise bu sérieuse la tuddee ko boursinvesting.com. site bi fonctionné tul gannaaw ba ñu arnaqué ñu baree bari gis ngeen fii bu ñu duggee ci site bii di boursinvesting.com mënatoo cee accéder amul benn information bu disponible maanaam site bi dañ ko suspendre. mais comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeenu vidéo bi ñun def nañ suñuy pexe ba am données wu site bi pour loolu dañuy dem ci site bi nga xam ne mooy archive.org benn plateforme la boo xam ni da lay permettre nga accéder ci bépp archive wu site web même bu dee ne articles yi dañ ko supprimer même bu fekkee ni site bi itam dañ ko tëj. léegi nañu tàppee boursinvesting.com ci plateforme bi ñu cliquer ci date bi nga xamante ni moom la ñu mujjee explorer site bii di boursinvesting.com dina jël tuuti temps nag mais dañuy patienter. voilà site baa ngi nii site bii la waa boursinvesting.com supprimé gannaaw ba ñu arnaqué ñu baree bari mais à travers archive.org fexe nañ ba accéder ci site bi nga xamante ni supprimé nañ ko. léegi nañu wàcc xool ñu taxaw fi nga xam ni moo ñu intéressé muy rubrique à propos. fii nee nañ Bourse Investing benn société de gestion et d'intermédiation la jëm ci wàllum trading en ligne mais loolu lépp dara amu ci lu tax amul mooy nee nañ société bi conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers moo ko agréé ci numéro SGI/2011-02 nee nañ ñi ngi basé wu Soudan waaye itam am nañ ay représentants Côte d'Ivoire Éthiopie Nigéria ak Afrique du Sud. léegi organisation bi ñu wax ni moo leen jox agrément nañu dem ci site boobu noonu vérifier ko xool ba xam dëgg la wala déet surtout conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers moo nekk nii di crepmf.org kuréel gii mooy ceytu lépp lu jëm ci wàllum finance ci zone UEMOA bi lépp loo soxla ci information mi ngi fii bépp entreprise agréée bu yëngu ci wàllum finance te di exercer ci zone UEMOA bi boo ko seetee fii di nga ko fi gis. léegi comme Bourse Investing nee nañ kuréel gii moo leen jox agrément nañu vérifier xool pour loolu da ngay wàcc cliquer fii nga xam ne la ñu bind vérifier un agrément léegi nañu copier numéro agrément bi ñu ne jox nañ leen ko ñu coller cliquer fi nga xam ne mooy vérifier mi ngi nii nee nañ numéro bi correspondrul ak benn agrément. kon lii lépp ay xeetu arnaque la yoo xamante ni naxaatekat yi dañ koy def pour boo ko gisee nga ni kat entreprise bi lu wóor la reconnaître nañ ko parce que ñoom xam nañ ni ñun africains yi dañu am paresse vérifier bu dara présenté wu suñu kanam duñu prendre le temps étudier ko def suñu propre investigation ba am ci lu gën a wóor balaa ñuy jël suñu xaalis di ci dugal. loolu la arnaqueur yu ci mel ni Bourse Investing comprendre organiser wu comme ay professionnels créer seen site web ba actuellement arnaqué nañ plusieurs millions yoo xamante nii ñu ngi ko jëlee ci ndodd ay innocents yoo xam ni ñoom xamuñ woon nu mbir yi demee. lii nag dafa di benn alerte parce que tey Bourse Investing la ñu xam mais am na yeneen structure yoo xamante nii ñun ñu ngi leen di topp parce que ñu ngi procéder de la même façon lépp daañu ko gëstu topp ko parce que waxoon nañ leen ni chaîne bi bëgguñu woon rek mu yem ci relayer ay information wala def ay analyse ci ay faits de société mais bëgg nañ également mu doon utilité publique parce que xëy na ñun ni ñu mënee moytu yenn yi wala yow mii di seetaan ni nga mënee yeewu ci lu bari ce n'est pas le cas pour majorité sénégalais yi surtout ak internet parce que suñu réew yi dañu xëy rek indil ñu internet sans ñu préparer ñu moo tax yenn dérive yi di am moo tax samba boo yi di ci profito di arnaquer doomi aadama yi mais lu mu ci mën di doon rek dinañ sax di sensibiliser
dinañ sax di alerter dinañu nag signaler pour que chaîne bi tëj parce que kiy def moom ki ko wax lay bañ mais tant que yéen a ngi def ay pouce bleu réaction yi di positive fii ba ginnaaw suba chaîne bi day wëy di exister parce que YouTube ci loolu lay focaliser wu pour mën a noter canal bi suñu score di gën a am solo kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.